yaa ngi koy wax léegi moo suux déggoon nañu ko mu ne africains yi bu ñu jàngee ba pare nañu dem ñibbi ci seen campagne bi itam mu mel ni africains yi ak l'islam kese moom mooy seen programme amuñu programme bu dëgër à part loolu. ñun ñu leen koy véhiculer man jàng naa ci communication ñu ni bi ëpp solo mooy nu nga noppi moo ëpp doole. bu ñu leen tontawee rek dañuy jox valeur parce que waa ji Zemmour mi xamoon nu mu tudd. Éric Zemmour kenn xamu ko. daa aja tardé benn minute man de du ma wax ci moom ñun daal suñu jafe-jafe yu dund yi laay jàmbat. moom na toog ba gañe dégg nga. kanamam. mu goog kon ñu wéy ci xibaar yi wax ci fonds de solidarité ñeel projet innovant yi ni ki tey ci suba la ñu ko tàmbali ki ko def di ambassadeur bu France fii ci réew Sénégal mu ngi ko defee fële ca siège bu DER gën kaa néew ñeenti téeméeri start-up ak fukk ak juróom ñoom la ñu gunge ci ay koppar ngir ñu taxawal seen ay projet directrice bu DER moom di rafetlu li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku mu di réew France mi jàppale ndaw yi nekk ci réew Sénégal ngir ñu taxawal seen ay projet ñu on abissé. Fonds de solidarité pour les projets innovants. fonds bi nag entreprise sénégalaise yi ñoo ko moom te dañ ci taxaw pour ñoom ñëpp mun ci jot ndaxte loolu moo nekk suñu mission gunge leen accompagner leen ba ñu mun a atteindre seen objectif. D'accompagner nos interventions au profit des femmes et des jeunes. ñu wax ci ab jongat ñeel programme de protection sociale bu jël ci fukki réew ak ñeent niki tey la ñu ko daal di restituer étude boobule nag la ñu ca tënk bokk na ci ab coordination bu mujj ayib ñeel programme protection sociale yi ak itam yeesalaat yooyu le politique gu protection sociale initiative la bu Institut panafricain de recherche de formation et d'action pour la citoyenneté la consommation et le développement en Afrique noonu di ceeg noonu ko bakayu ko ci jamono ji nga xam ne Sénégal mi ngi doxal stratégie nationale bi mu jagleel protection sociale ay doxalin yu mucc ayib ñu ngi koy amal ci wàll wi ci yeneeni réew bi la jàngat te lalu ci méngale liñ ci nam mooy fexe ba stratégie nationale ci wàllum protection sociale gën a mucc ayib ci réew mi. def jàngat ci fukki réew ak ñeent. soriwuñu ak situation wu Sénégal. réew yi nga xam ne réussir nañu seen programme de protection sociale yëpp li étude bi wane mooy autonomisation bi ki ngay jàppale. mu dem ba tollu fenn foo xam ne dafay mën a demal boppam. ngir fexe ba politique yi ñuy jël ci lépp lu ñeel protection sociale am résultat yi ñuy xaar jàngat bi digtal ne faaw ñuy lëkkatle mbooleem programme yi ñu tëlal ci protection sociale. intersectorialité bi maanaam nañu xool protection sociale doon na loo xam ni dafa ëmb lu bëri. réew yi nga xam ne réussir nañu seeni programme dañoo fexe daal di coordonner ñu ministère yooyu yëpp àndandoo di coordonner yàlla def na ñun fii ñu am délégation générale à la protection sociale. filets sociaux yi bëri na programme bourse mu ngi fi couverture maladie mu ngi fi carte d'égalité des chances ay cantines scolaires yooyu yëpp mu ngi fi dañ ko war a gën a organiser. ci fàttali projet bii ñu dippee dooleel société civile bi ngir politique de protection sociale bu mucc ayib ci Sénégal SYCODEF ak i partenaire am ñoo koy doxal. ñu wax ci élection législative yi ñu jëm opération yi ñeel révision exceptionnelle liste électorale yi dimanche bi minuy jotee la ñu ko ndar képp fële ca Dakar Plateau lu tolloog ñetti junniy opération ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar moom la ñu am opération yu ñeel defaraat wala ñu soppi ay statut ñaari radiation donc la ñu fa enregistré bu ñu sukkandikoo ci Djibi Diallo di sous-préfet bu Dakar Plateau mi sekk bu waxtaan ak Younoussa Baldé ñu déglu compte rendu am. ci arrondissement bu Dakar Plateau opération yi yëpp bu ñu leen boole moo xam inscription modification changement de statut ñetti junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñaari opération la ñu jot a def. ci biir loolu donc Médina am na téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett Plateau am na juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ensuite Gueule Tapée Fass Colobane am nañu téeméer ak fanweer Point E am nañu téeméer ak fanweer ak ñett donc ci biir radiation yi aussi ñaari cas la ñu am tamit Plateau la. donc bu ñu seetee opération bi ñu ko cumulé yëpp modification changement de statut inscription radiation yëpp bu ñu ko cumulé ñetti junni la ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar donc maanaam ci opération bi yëpp actuellement. ci lu soxol inscription yi nag mu ngi ñuy xamal ni rek commune bu Plateau moo jël raw gàddu gi. ñu ngi ci ñaari junni doomu aadama ak ñeent fukk ak ñeent donc bu ñu ko xayma ci maanaam ci inscription ci biir loolu donc Médina. commune Médina am na 542 donc juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñaar Plateau 731 donc juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak benn Gueule Tapée Fass Colobane 554 juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñeent ensuite Point E 217.
ginnaaw opération gi ni mel nag électeurs yi maanaam askan wi am nañu ñetti fan yoo xam ne daañu def seeni réclamation. ca Parcelles Assainies itam opération révision exceptionnelle liste électorale yi am na ca anam ba mu waxee bu ñu sukkandikoo ci Jokkel Ngom moom mooy sous-préfet ba muy xam ne ni opération yi ñu def bu ñu ko xaymaa topp na ci toll na ci juróomi junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci arrondissement bu Parcelles Assainies bi yëpp ñu ànd ceeg moom Jokkel Ngom. bu ñu limee nag li nga xamante ne moom ñooy ñi nga xamante ne ñu door a dund ñi fi ñëw toll nañ ci juróom-ñetti junne ak juróom fukk fanweer ak juróom-ñaar ñi nga xamante ne dañuy soppi fi nga xamante ne foofu lañ doon wote wala dañuy toxu dañu ko toxal fi ñuy wotee ñooñu toll nañ ci junne ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñi nga xamante ne nag dafa fekkoon ñu nekk militaire ñu dem retraite wala ñu nekk civil wala ñi nga xamante ne dañu nekk civil dugg armée yu mel noonu toll nañ ci juróom boo jëlee lim ci arrondissement bi yëpp léegi nag ñi nga xamante ne nag loolu yëpp boo ko dajalee day nekk juróomi junne ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci li nga xamante ne moom lañ ci jot a bind. waaw am na ñu ñëw mais jàpp nañ ne ci bés yu mujj ci leen ci door a ñëw ci leen gën a takku. Ngok Mansour bari na ñu jàppoon ni que diir bi ñu leen may dafa gàtt bokk na ci mouvement Y'en a marre ñi doon sàkku sax ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mu yokk ko waaye loolu mujjuta antu. gàtt na mais jéego yi itam des na te boo seetee itam fu mel ni sous préfecture bu Dakar Plateau sous préfecture bu Parcelles. man nombre bi ñu wax ni dem nañ fa bindu sax bett na ma fooguma ko woon parce que gars yi tellement seen communication dañ ko yéex a commencé. dañ ko néewal doole yemale ko RTS kese. moment boobu itam parti politique yi war na dem à la base ñu ngi nekk fii Dakar di waxante ay waxu candidat ak ay waxu parrainage donc foo woon naa ni li ñu annoncé que néew Dakar Plateau du am parce que itam ni mu waree ci nguur gi la waree bépp parti politique wala mouvement bu am xemmeemteef bokk ci élection yi nga def sensibilisation joxe itam nit ñi information presse privée bi moom def nañ ci seen jéego comme na mu jaadoo ñoo wax date bi ñoo koy topp ba bi mu jeexee itam ñoo xamal nit ñi am nga nangami fan bu fekkee njuumte am na nga daw dabaatal donc ñoom seen jaan wàcc na mais li des nag mooy nguur gi xëy na ni ma war a taxawee des na parti itam ni ñu waroon taxawee des na mais vraiment man am naa ci mbetteel ci diir bu gàtt boobu nga xam ni annoncé nañu nombre bi bindu ci yenn ci ay sous-préfecture xam naa boo demee ci yeneen itam am nañu nombre boo xam ni mun na nekk mbetteel c'est une bonne chose. justement Abdoulaye ñàkku communication bi bari woon na ñu ko doon ñaawlu. waaw mais ñàkku communication bi du gulet jëm si li nga xam moo di période révision liste électorale ak yeneen i période yi nga xam ne soxal na li nga xam ne moo di élection ak bépp façon élection damay jàpp ni loolu war nañ ko corriger te ki ko war a corriger moo di département de l'intérieur moom war a mën a dem def li nga xam ne moom lañ daan gis moom lañ doon constater nga gis une communication agressive boo xam ne da nga koy daan gis si mbedd bi si pancarte yi da nga ko daan gis si télé yi da nga ko dégg si rajo yi daan gis ay insertion si biir quotidien yi def naa loolu yëpp war nañ ko mën a reprendre parce que itam c'est de la communication citoyenne et par rapport ak li nga xam ne moo di yëgal citoyen ni war nañoo dem bindu ji parce que loolu tam dafa bokk si li nga xam ne moo di devoir et droit du citoyen et parce que droit la nga am sa carte d'électeur waaye devoir la itam nga war a mën a dem wote si boo ko mënee si bu fekkee ne amoo benn gàllankoor boo xam ne moo la ko empêché donc communication bi moom war nañ si insister bu baax a baax parce que itam gis nañu ni investissement bi ñu si doon def defatuñ ko si te loolu dafay gàllankoor li nga xam moo di inscription bi ñi nga xam ne war nañ ko mën a am te war ko mën a yaakaar. ci ba tey ci scrutin législatif bi Abdoulaye beneen débat ñoo dolleeku ci moo di ndax lii mu député yi dañu koy yokkam déet bu ñu sukkandikoo ci département bu bees bile di bu Kër Massar fi mu ne amagul dara lu officiel waaye dafa